Gaston ni ma ko waxee sànq fu mu toll nii làmb ji mu mel na ni dafa yeewuwaat li ko yee bokk na si combat yi nga xam te ni tëgg nga ko mais laataa du si ñëw toogoon nañ fii ay at yow nga ne woon sax da ngay génn làmb ji nga ñëwaat lan moo waral Gaston sóobuwaat si làmb ji sóobuwaat si at doole ni mu si sóoboo nii. d'abord la ma waxoon rek lay waxaat nattu yàlla rek encore mais nattu bi yàlla na wuuteeg nattu yu jëkk yi làmb bàyyi woon naa ko depuis 2013 duggoon ci football bi Ndiambour de Louga d'abord sama dëkk ma nekk président ba dugg fe nekk fédération pendant 4 ans génn nekk sama liggéey ndax sama liggéey moom làmb du sama liggéey dafa am liggéey di liggéey parce que làmb metti na metti koo xam ni la taxoon ma génn ci yàlla na bu ma ko gisaat ci dugg si bi ma dugg si parce que nit ñi liñ ci foog ak li ci am bariwul dañ defe ne xaalis la dañ defe ne xaalis bi day taw la preuve bi ma génnee ñi ma fi bàyyi sonn nañu trop samay jarbaat samay doom samay rakk ñoo fi nekk mais xam naa ne li ñuy daj ñoom xam nañ ko sax ku ma doon wedd it léegi jox nga ma dëgg ci ñi nga xam ne pratiqué nañ ko moo tax ma bàyyi woon yaakaaruma woon sax dañu daan dellu seet ci lam moo tax suñuy wax ni nit xam na mën naa xam boppam rek ni mun loo xam lépp ndax lépp moom yàlla rek xam yàlla mooy dogal bon li tax ma gën a dugg ci làmb dellu si ci nii wax nga ko léegi man bu ma am politique bokkuma amuma parti mais Macky Sall la àndal di ko jàppale muy sama rakk di sama président de la République nëbbuma ko awma ci ay gants yu may muure sama kanam kooku Sénégal gépp xam na parce que li tax ma jàpp ko it nangu ndogalu yàlla rek ni ma nangoo woon nattu yàlla laa nangoo ndogalu yàlla mu teg ko ci réew mi muy liggéey it liggéey bu mu ci ay ma gis ko muy liggéey li muy liggéey doy ma te li muy liggéey man mënuma koo liggéey ndax mënumaa toog ca pale ba mënumaa décider mais xam naa ne li muy liggéey su ma yàlla joxoon xam-xam bu ma ko defee it li muy def laay def ndax xam naa ne def lu ëpp li muy def jafe na donc ma koy supporter ànd ak moom di ko jàppale ci liggéeyam tey bi ma gisee ni réew mi ñii sonn nañu pandémie ñu dem ci pandémie dab na affaire bi metti lool ñëpp fatu kenn génnatul kenn liggéeyul te man làmb mbër yi bokk sama famille ma njaboote leen kenn liggéeyul kenn defatul dara ñu tegate ci ma dugg ci làmb ji pour au moins soulager nit ñi parce que nit ñi li doon toog seen kër yi ci plateau yi seeni nattangoo ñoo fi nekkoon ay nekk ci télévision yi teg ay plateau di bëgg a taal réew mi ñu ngay xas waaw ci taal réew mi non journaliste nag taal ñu réew mi non ñi ci ëpp du journaliste yëpp non taal réew plateau yi tam li fi amoon mais Mohamed foo ko déglu ma développé rek mais taal réew moom ñoom da doon commentaire rek ay fee non léeg-léeg fee que du fee sax amul léeg-léeg dañuy dajaloo rek ci plateau di waxtaan indi ay soi-disant chroniqueur yoo xam ne ëpp nu kenn xam-xam di jaay ay donneur de leçon te ñun suñu kër yi ay maîtrisard rek a fa nekk ak ay bac plus 10 ak ay jàngkat tey seen kër yi kër ñeneen ñi li fi nekk tey ciy jàngkat kenn xamul nu nu toll kon kenn mënunoo jaaxal ci ay chroniqueur pour wax loo xam ne day mën naa taal réew parce que réew kenn du wax lu ko mën a taal parce que lu taal réew dafa yomb gis nañu yeneen réew yi li ko taal dafa yomb presque pouvoir la boo xam ni waru leen sax xajal ay faiseurs de trouble parce que yéen ñi jàng presse nekk journaliste vrai journaliste du ngeen taal du ngeen yàq parce que xam ngeen seen métier le journalisme est un métier très noble mais léeg-léeg ñu invité dañuy fekk sax ñu fekk benn ay saagakat ñoo xam ne mooy seen métier ay ñoo xam ne ay reykatu nit ñu leen di invité def leen star Sénégal bandi la ñu bëgg a teg ko star muy wax lu ko neex di yekk lu ko neex président de la République lu leen neex ñu yekk ko juge yi lu leen neex ñu yekk ko procureur lu leen neex ñu yekk ko nit ñu baax ñi pour suul ndaanaan ku bëgg a baax ñu bonal la ma ne nag lii lenn man sama wàllu bopp garab gi ma am pour man koo faj mooy dellu duggaat ci làmb ji parce que xam naa ni sénégalais yi làmb leen gënal lu nu mën a am plateau làmb leen gënal lu nu mën a am télévision yi suñu tegee léegi débat politique teg débat làmb face à face wala combat làmb duñu seetaan débat politique ba duñu seetaan ay yàqkat parce que c'est ay négation rek lañ fay wax kenn dafa wax lu positif débat politique ay yàqkat noo fa ñëw ay ñi ci ëpp
ay yàqkat parce que yenn yi ak soxor sax parce que man mënu ma la gis Mohamed même tey su la yàlla joxoon àddina ak li ci biiram dama la ko yéene mais du ma dem di ko dénoncer du ma la iñaane yàlla jox na la ko ba pare dafa bokk si lii di gën dimbali réew mi sukkandiku mais ni koy waxee li gàkk-gàkk yi wala lii baaxul waaw mais ni koy waxee mën nañ koo wax mais ni koy waxee soo gisee ni ñuy waxee sax ñoom ak soxor gi ci seen kanam yi te seen kanam yi sax day saxaar pour taal réew mi diw dañ ko war a dugal ci kaso bi diw dañ ko war a rendi diw dañ ko war a def lii ci ñoo xam ne ñun suñu doom yi ñooy ba dajee sëy bëggante sëy ñun nekk bokki nijaay bokki maam pour quelle raison genn soxor gi bon man sama wàllu bopp ma ne damay tegaat làmb ji tey grand place yi marché yi partout tey làmb la ñuy waxtaane ku leen di wax waxu politique sax duñ ko wax ñu passé foofu ci pandémie bi xam nga en pleine pandémie nga jël combat Bombardier Balla Gaye taxawal ko jël Eumeu Sène Lac de Guiers 2 taxawal ko ñëpp dana wax Gaston dafa dof far beneen xew-xew am fi au mois de mars xew-xew boobu ñu ngeen xam yéen ñëpp mu bëgg a taal réew mi nag bëgg a yàq réew mi ma daal di renforcer rek taxawal combat yu bari yëpp nag parce que loolu mooy sama forme de guerre man ku nekk am nga forme. yow kon daal bu dëkk bi tàng yow combat de lutte moom mooy. oui parce que lamb est un facteur de stabilité te ñëpp xam nañ ko gis nañu tey ni dëkk bi stable kenn waxatu ñi am nañu kon ne wax yi politique mais kenn déglootu leen tey le 4 avril 15 jours avant la ñu lever couvre-feu lever état d'urgence permettre la public bi ñu dugg stade bi fees tel ñu feetee 4 avril ci biir arène nationale défilé amul dara amul ngeen gis stade bi ñu ñëwee jàmm ji dem fa bi far yàlla mi barkeel làmb sax fu ñu jógee far feebar bi wàññeeku décès yi wàññeeku nit ñi wàññi sax masque yi noonu tak malgré que la maladie est toujours là dañu war a respecter les mesures barrières ba mu jógee fi totalement mais teewul nit ñi léegi am nañu jàmm ñu ngi waxtaan xam amatu nekkatuñu vraiment ay genre prisonnier ay nit ñu mel ni ñu ne yeew ubbi nañu bunt yi nit ñaa ngi génn ñu ngi dox nit ñaa ngi ci jàmm yàlla yokk feebar bi mu wàññi nga xam ni kenn pratiquement bareetul décès yi ni mu stagné woo yàlla def ba kenn bañatee dee ci feebar bi yàlla jële fi feebar bi complètement loolu la ñuy ñaan yàlla. d'accord léegi dañuy ñëw balaa ñu ñëw si combat yi nga xam te ni taxawal nga ko gis ne ne da nga tëggoon le 4 avril comme ni nga ko waxee combat Eumeu Sène Lac de Guiers 2 toftal ci Diène Kaïré ak Modou Anta bu Thiès mu nekkoon combat bu neex malgré ñenn ñi déception yi ñu si am ndax yow déception boobu ba léegi da nga koy nourrir ba tax fu mu toll nii gis ne ne tëgg nga Eumeu Sène mais ku mel ni Lac de Guiers 2 amuñu information da ko tëgg nga ko. waaw non mais xam nga yooyu yëpp xam nga même Lac de Guiers jot naa ko benn dirigeant bi hier ci guddi waxtaan man awma problème làmb ja le 4 avril c'était une très grande réussite à part ce kii boobu ci bokk le grand combat nga xam ni kenn rafetlu ko mais teewul organisation bi àddina bépp ko rafet mu nekk une réussite à 90% 10% yi mooy combat boobu heureusement que mu amoon Modou Anta ak Diène Kaïré donc bi nu paree ma seen démb lay soog di am combat bërki démb pourtant ñoom ñaar ñëpp amuñu woon combat ba bërki démb xëy na champ évolution Omar Sène moo gën a yaatu bu Balla Gaye parce que tey Balla Gaye ñun dul bëre di ngeen wax bu Lac de Guiers parce que Omar Sène a beaucoup d'adversaires dafa am yoo xam ne Lac de Guiers 2 par exemple mënul bëre ak Balla Gaye 2 mënul bëre ak Balla Gaye mënul bëre ak Ama Baldé mënul bëre ak ñu bëri Bombardier mënul la bëre ñu bëri parce que mbëri ñooy téye seen bopp noonu Eumeu Sène kan la bëreel Bombardier ak Eumeu Sène ñoo waroon a bëre avant Gris Bordeaux doon def geste boobu mu defoon parce que Gris Bordeaux Balla Gaye laa jëkkoon nommé Eumeu Sène Bombardier alors bi ñu toogee ba truc yi pour occuper les Sénégalais ma Eumeu Sène ñëw ma jox ko Bombardier parce que ñu renouveler waat combat bi ñu jëkkoon a wax mu war ko bëri comme Eumeu Sène aussi Balla Gaye dafa bëgg Eumeu Sène aussi waxoon naa ak moom avant muy bëri Lac de Guiers ci Balla Gaye Eumeu Sène sax dina si ñëwaat parce que boobu ñu bëri ñu ciy posé ay questions ñi ciy posé questions yëpp ay naafeq lañu ak ñu duggul seen yoon nekkul parce que moom moo ni woon waaw mais dina si ñëw waaw d'accord dina si ñëw bu ñëwee ma tontu leen waaw parce que alors ma fexe comme Sénégal gi bëgg nañu combat boobu ma ne ko lii digaloon nga ma ko te léegi ay ñaari avance ñetti avance ñeenti avance xew léegi da ngay def loo benn yoon affaire bi jëlandoo avance su Bombardier ak bu Balla Gaye
ah Eumeu Sène instant mi ngi at avance su Bombardier ak bu Balla Gaye avance Balla Gaye léegi question bi sax dañ si ñëw directement nan nga def pour convaincre Eumeu Sène mi nga xam te ni dafa jàppoon fu dëgër ne ko dootul bëri Balla Gaye wax ko waxaat ko waxati ko tey jii mu delluwaat gannaaw nan nga def. dafa def ni man rek damaa jàppoon fu dëgër ni bàyyi naa làmb dootuma ci dellu si ci tey maa ngi nii dellu si xam nga dama taxawoon. maay seen papa man mii seen papa dama taxawoon ni bàyyi naa làmb dootuma dellu si ci làmb tey yàlla dogal nattuwaat ma dellu si ci làmb. Eumeu Sène aussi moo ne woon dootul bëreeg Balla Gaye ñun ñu ngi waxtaan depuis at di waxtaan ak moom pour mu bàyyi loolu parce que mbër yi su xoolee ci ancienne gloire yi ñoom ñëpp tey association lañu def di tuddantey doom ak di ànd ñoom ñëpp màggat nañu tey làmb ji mooy sa métier doo gis combat boo xam ne mën nga ci am ay dizaine de millions taxaw di ko fi bàyyi ëllëg ak si biir at yi dafa gaaw da nga koy rëccu ji sa kàddu d'accord mais da ngay wax ak say nit communiquer ak say nit wala leen que lii mooy sa métier ci laa seetee papam waxtaan ceeb moom papa ji di nit ku baax xam ni it li ma ko wax dëgg la métier la mu ni ma wool papa Ngom mooy sama taw mooy magu Eumeu Sène papa Ngom nga ci Italie ma woo papa Ngom keroog bi ñuy joxe avance yi devant le ministre Matar Ba jotaat nañu papa Ngom sax ba ma passe ko ministre bi ñoom it ñu xam ni ñoom ñoo bokk ak Eumeu Sène nag parce que di wax mbër bul bëri di ko jëndloo fasu yaa biir ca doo ko guble te tey ñiy wax mbër mi ak di ko encouragé yaa fi waxoon lii bul bëree jàppal sa kàddu kenn mësu ci may mbër 1 million kenn. mais est-ce que ce n'était pas lié ak combat bi ñu mujjee bëree ak li si xewoon ak yooyu. mais dara xewu ci woon daf ko daan ñaari yoon c'est tout. waaw mais li si xewoon. lan moo ci xew li mu wax bi mu paree. combat bi non waxuñu ci. système tiers yaa ak yooyu. non yooyu nit ñi ñoo doon fomante Balla Gaye ci boppam. wax na ni moom mosula wax. waaw Balla Gaye ci boppam. mais nag xam nga milieu lamb moo bon su leen neexee léegi ñu ne Gaston wax lii Gaston man toujours ñu waxal ma loo xam ne man yëguma ko dañuy wax rek pour yàq wax nañ ko Balla Gaye mi ñuy wax weddi na ko moom ak Balla Gaye daje nañ fi 2STV mel ni ay ñu bokk ndey ak baay di kaf di ree ñuy fu ñu gisee ñoom ñaar dañuy mel ni ay seex bon nit ñi waxkat yi nag nit dafa war a toog. suñ la tegalee soo gisee lu bon nga jéem koo rafetal surtout ci ay jullit nga rafetal ko pour ñooñu bañ a nekk ay ennemis mais dañuy ruux dañuy négatif ba mot on n'est pas positif. d'accord bëgguñu gis ay nit ñu juboo ay nit ñaar dégg nga yow soo déggee lu bon loo ci nett li man bis bu ne ma dégg lu bon ci nit day tax ma bàyyi ko man bis bu ne ma dégg ñu waxal ma loo xam ni man xaw ba sax fekkee wu ma tin moom. Matar Ba ban rôle le sujet. ban rôle Matar Ba le ministre des sports joué na si benn rôle. joué ci benn rôle lu dul que Matar Ba mbër yëpp ay xaritam la Matar Ba dafa nekk un ministre ouvert koo xam ne tey secteur yëpp suñu amoon ministre bu mel ni Matar Ba yàlla xam na ni Macky Sall du am problème parce que il est ouvert ci secteur day fekk sax ay yoo xam ne bokkuñu sax ci sport mu am ouverture ak ñoom parce que sénégalais la xëy na nag li mu jaar ci ay nawetaan amee woon ay ONCAV xëy na fi mu jaar moo tax muy xale. nekkoon arbitre aussi. nekkoon arbitre nekkoon footballeur mais xëy na li mu jaar moom la tey et puis jëlul ministère bi teg ko ci kaw boppam. mais kon la moo tax ngeen signé ko bureau Matar Ba. parce que bureau Matar Ba yàgg nañ fa signé Matar man sama rakk la sport la tey ñu ngi taxawal combat boo xam ne tey ñëpp a koy soow te combat Eumeu Sène ak Bombardier drapeau Matar Ba la ma ne ko kenn xamul nit ñi amatuñu jot et tout ça comme dañ koy defal loolu dañ ko defee sa bureau benn yoon ñu xamal nit ñi que lii mooy drapeau Matar Ba ñu jóge fa nag dem liggéeyi pour defar combat bi ëllëg si biir suñuy def yeneen cérémonie ñu defee ko ci télévision yi wala ci yeneen place nga xam ni ay face à face lay doon donc ak gisuma ci dara loo xam ni am na truc Matar Ba ñun ñu bokk ci secteur sport ak culture yëpp ku ci am xew Matar Ba day déplacé wu ñëw la preuve ci drapeau chef de l'État dafa invité woon ñoom Eumeu Sène ñoom Bombardier mbër yëpp la invité am na ci ñëw am na ci ñu ñëw am na ci ñoo xam ne dafa fekk ñu tukki maasu Balla Gaye gi am na ci ñoo xam ne dafa fekk ñu nekk ci leneen mais ñëpp a ñëw ci occasion boobu aussi moo koy félicité parce que fekk na Balla Gaye 2 Baboy ak Eumeu Sène ñoo bokk Pikine depuis 15 ans duñ tuddante mu jubóole leen boole leen ci oto ñu dem jubóole leen ba nu nekkaat benn ci ñoo xam ni 15 ans yi nii ñu bokk Pikine Balla Gaye di magu Eumeu Sène mais lépp it ay milieu làmb mel noonu rek mën na noo jaxase ku ne mën na noo boole ku ne mais un ministre buy def loolu
di jeune di xale di sunu rak mais du fu ñu ko mën a sargale dañ koy sargal